Vous êtes témoin d'un événement où vous avez des informations d'intérêt national, vous pouvez filmer et envoyer par email à infosunugal@gmail.com ou contacter le 78 140 56 56 disponible sur WhatsApp. moo xam da nga fekkee xew-xew moo xam da nga am information boo xam ne da nga bëgg ñëpp jot ci ni ngay def yomb na yónnee ñu ko sunu adresse mail bii di infosunugal@gmail.com wala nga wooñu su numéro 78 140 56 56 mbaa nga yónnee ñu ko WhatsApp ci boobilee numéro boo ko defee àddina bi yëpp dinañ ci jot Sunugal 24 yéen nañ fi nekkal. ku ne xam na ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc yéen ñi ko yitte woo woote leen gaaw ci 77 046 96 23 77 046 96 23 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te buñ nee góor ngóoraa tax. nuyu na leen mbokki internet yi safo di seetaan Sunugal 24 ci le point de la rédaction comme ni ñu koy defee saa su nekk fas yéene faram fàcce bépp actualité rawatina les faits divers Moustapha Mbaye laa ci àndal maa ngi lay nuyu bu baax Moustapha ma bàyyi la nga nuyu ak mbokki internet yi. maa ngi lay fay Cheikh Mahfous di am mbégte bu baax a baax rek di teew ci plateau bi ñu fi waxtaanee lépp loo xamante ne actualité la bi la yoon politique lay doonat encore une fois parce que fan yi moom daanaka moo ubbalee langue bi. moo ubbalee langue bi politique ba tax na ci woon Moustapha ni nga ko waxee noonu lañ koy defee politique la ñuy daal di waxe ak li nga xamante ni xew na di audience boo xam ne si dox na ci diggante kii di Boubacar Camara di njiital jéngu ak président Macky Sall foofu ca palais boobu la audience nag kii ko xamle moo di journaliste bi di Adama Gaye moo ko daal di wax ba ki nga xamante ni moom Boubacar Camara daal dina koy confirmer moom nee na demoon na gisee kii nga xamante ni moo di président Macky Sall le 11 bii ñu génn muy le 11 octobre donc xam naa ne defagul sax weer Moustapha waaye moom li mu xamle rek moom nee na ñi nga xamante ni bokk na ak ñoom coalition jot na boobu jot na waxtaan ak ñoom ku ci mel ne Sonko ak ñeneen ñi nga xamante ni ñoom ñoo ŋànk boobu les coalition ba jox nañ ko ci ndigal waaye tamit ba mu ca jógee ca boobu les audience daal di ñëwaat ci ñoom wax leen li nga xamante ni moom la fa jëlee kii di Adama Gaye nag di journaliste moom moo daal di xamle lu nu mel Sonko tamit ni ki bërki démb ci bi nga xamante ni mooy Thierno Alassane Sall doon ne def cérémonie de dédicace livre boobu nga xamante ni daal dina koy génne moom daal dinay wax ci li nga xamante ni moom moo di audience boobu nga xam ne si doxoon na ci diggante kii di Boubacar Camara ak président de la République moom nag li mu wax nee na confirmé na li Boubacar Camara wax nee na bi muy dem daal dina koy yëgal waaye tamit bi mu ñëwee tamit waxtaan na ak moom ci li nga xamante ni loolu la jëlee ca boobile audience Boubacar Camara nag di xamle ci tontu boo xam ne si nii tontu na ko journaliste bi di Adama Gaye moom nee na dafa demoon rek juste pour waxtaan ak président de la République ci yenn yi nga xamante ni jot na fi xew waaye tamit dafa nekk di bëgg a génn wala sax génn coalition bi mu bokkoon di jot na pour créer beneen coalition boppam coalition boo xam ne moom moo koy jiite bu ñuy duppee lii di tabax Moustapha ci loolu laa bëggoon tey jii ñu daal ci waxtaanaat ci li nga xamante ne moom mooy comportement politiciens yi nga xamante ni léegi-léegi daal li ñuy wax wala fi ñuy signaler ak fi ñuy jàdd du bokk li ñuy signaler gauche jàdd droite mu mel ne que ni ñàkk respecté ñi nga xamante ni ñooy askan wala ñàkk respecté ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo leen di topp mu mel ne que ni toujours dafay ñëwaat rek ci seen comportement boobu. signaler gauche jàdd droite. waaw wax nga ko léegi xam nga coowal audience daf fi jóg. te yàggul woon dara bi mu fi amee woon diggante Ousmane Sonko ak Mansour Faye bii pa beneen coow jugaat dugg ci Boubacar Camara ak président Macky Sall mi loo xamante ne ñu bëri umpale woon nañ ko parce que bu ñu fàttali ko comme ni nga defee rappel bi nii léegi ku ko suivre dina xam chronologie mbir mi nu mu demee parce que journaliste Adama Gaye moom moo bind ci page Facebook am ni Boubacar Camara chez Macky Boubacar Camara daanaka dem na parce que ay source am jox nañ ko ni Boubacar Camara kii di président Macky Sall recevoir na ko ba génn bi mu génn coalition jot na sax dafay dem fekki jóg ab si lëkkali tamit dafaa tey benn post ci page Facebook am daal di koy tontu xamal ko ne ba muy dem Ousmane Sonko yëg na ko bi mu demee ba ñëw tamit informé waat na ko donc comme ni nga ko expliqué nii rek mi mbir moo xamante ne pour man journaliste Adama Gaye du moom moo war a informer opinion bi ñi xam laataa loolu comme ba Boubacar Camara dafa yor partem dafa yor wala mouvement moo xam lu mu yor ndax jéngu pour man yoon la woon waa jéngu yëg ko mën na am nag jéngu yëg nañ ko parce que peut-être mais pour man pour plus de
pour plus de précision wala plus de traçabilité pour mu gën a waroon nañu koo bind. waroon nañoo bind. wala mu def communiqué wala ne wax ne kat président Boubacar Camara daje na ak ki nga xamante ne moo di président Macky Sall. date sangam lii ak lii lañ fa waxtaanee. mu bañ a doon ay loo xam ne dafay jur ay ñu yaakaar ne ay baare yóbbu ay mbir mooy dox ci suuf ay deal mooy dox ci suuf. parce que fi ñu toll nii boo nee gisoon nag président Macky Sall rek lañ naan la lañ waroon waxtaanee. wala lu mu dig président Macky Sall ba président Macky Sall lan la ko dig donc tey ji mu génn ñoo teg coalition ay mbir yoo xam ne mën na indi jiixi jaaxa te pour man su amoon benn taxawaay bi tuuti yëgal ñi nga xamante ne ñooy partem wala mun tasaare ko sax si mbedd mi même su fekkee ne daf la recevoir xam nga parfois tey di nga am ay audience yoo xam ne ni muy demee mooy tax ba da ngay jàpp ne du loo xam ne da nga ko war a fësal mais actuellement dañoo toll si jamono joo xam ne bépp politicien lépp loo def na doon lu leer parce que même boo ko fësalu année bi dinañ dem ba cee année ci kanam mu fës te bul xam ëllëg ki koy fësal kan lay doon sa adversaire lay doon wala keneen koo xam ne tamit dafa bëgg yàq sa réputation wala affaire yooyu moo koy fësal indee ko ci beneen sens te tey ji sax na am chance ki koo génnee di journaliste boo xamante ni tamit dafa noonu dafay alerter rek mais tey ji fekkoon supposons benn tenant du pouvoir benn élément moo dégg Boubacar Camara wax loo xamante ne dafa xaw a nekk contradiction ak ñoom rek mu génne ko ne ko amoo loo wax parce que président Macky Sall recevoir na la fi mu ne si recevoir na ma donc déjà doon benn défaite boo xam ne am na ko te il faut que nag ñuy jàng di jël les devants nu ñuy jàngee di jël les devants loo xam ne da ngay sóor kii dina la ko waxal suba nga wax ko balaa ñu la ko waxal parce que amaana moom na mu koy waxee mën na doon loo xamante ni du la arrangé amaana na mu koy waxee mën na doon benn arme boo xamante ni bu la ko dóoree rek mën nga am problème te loolu pour nga éviter ko il faut que ñuy moytu genre yi gis nga président Macky Sall dajale say militants nga def communiqué nga ne date sàngam rencontré woon nañ président Macky Sall te ñu moytu dem rencontre tête à tête benn nit kese su boobaa day mel ni da nga fàtte parti parce que bu dee parti wala mouvement lu mu doon du benn nit moo ko moom mais groupe ngeen mbootaay ngeen donc boo dem di ko gisi ji nga la waaye na nga am ñu la topp sa secrétaire général wala sa keneen ci parti bu ay responsable yoo xam ne après ëllëg di nga ne lañ fa waxtaane di nga war a mën a ku la témoigner mais fi ñu toll bu fekkente ne moom dong moo dem lu mu wax ni lañ waxtaane tamit nit ñi dañ naan waaye ba tey dañuy wéy di jàpp mën nañ ko weddi mais ki di président bi nga xamante ni moom moo jiite tamit coalition jot na muy Bruno D'erneville moom nee na Boubacar Camara tàggu yëgulu ko benn yoon boobu la audience donc moom il n'était pas au courant de cette audience. waaw mais xam nga mu waxee loolu tamit dafa mel ni jéggi na parce que bu fekkee ci coalition boobu la bokk ki ko jiite waroon na ko tàggu moo may Sonko la tàggu xam nga coalition boobu bu ñu ne coalition jot na Ousmane Sonko la ñuy wax mais nag du président waaw mais bu ñu ne jàpp ne Ousmane Sonko moo jiite coalition jot na mais jiite woo ko Bruno dafa nekkoon candidat voilà mais Bruno D'erneville moom mooy président coalition jot na donc moom aussi waroon na ko mën tàggu mais moom nee na tàggu waaw mais xam nga loolu tamit dafay indi dafa weddi parce que Boubacar Camara dafa ni moom tàggu na ñëpp ñi nga xam ne si ñoom ñoo nekk ci coalition bi donc nag su ne ñëpp ba pare tàggul ki ko jiite dafay doy waar. moo tax gis nga clarification bi Ousmane Sonko bi dafa ne moom woo na ko yëgal ko donc mu yëgal Ousmane Sonko yëgalul jot na peut-être moom dafa jàpp ne Ousmane Sonko mooy jot na moo tax mu yëgal Ousmane Sonko parce que loolu laa lay wax rek xam nga bu doon mbir moo xam ne da nga dem fa séene koo leeral doo yëgal benn nit wala nga yëgal ñaari nit mais da ngay yëgal mbootaay bi yëpp nga def communiqué ne dem naa ba ma demee ba ñëw nga def tamit wax xam nga tamit loolu mu ñàkk def noonu moo jur coow li tey jii parce que bu fekkonte ne bind na ko mu ne leen dem naa rencontre mu bind Bruno D'erneville wala mu bind ñi nga xamante ne mooy jot na bu bindoon jot na Ousmane Sonko dina si jot D'erneville dina si jot keneen ak keneen dina si jot ku nekk ci biir parti boobu mais le fait que mu tëb ñoo ñëpp da waxee ci Ousmane Sonko kese day mel ni débat bi affaire de personne la maa ngi dem wuyu ji président Macky Sall pour ëllëg bu ñu koy xam ne Ousmane Sonko yëgoon na ko moo tax Ousmane Sonko lettre mi bind tamit clarification la ci bind di leeral daf koy acte nga xam ne kii dafay expliquer ni mais pour leeral ko bañ ne kenn du ma dugal ci biir mbir mi kenn du ma dugal ci mbir mi kenn du ma wax loo xam ne tamit waxawuma ko wala kenn du ma fekkeewu loo xam ne tamit fekkeewu ko ba tax na mu doon loo xamante ne pour man actuellement ku nekk day jéem a ragg ku nekk di jéem a wax loo xam ne yaa kii mais loolu lépp encore une fois buñ ko résumé buñ ci delluwaatee mooy il faut que ñuy leeral il faut que ñuy jouer carte sur table président woo na la wala secrétaire général gouvernement wala keneen ak keneen woo na la nga woo say ñooñ wax leen ko bu jëree bind communiqué nga bind wax tey moytu di dem di gise ji ay xaaji guddi wala ay gis yoo xam ne kenn du ko fekkee yow ak moom kese la ngeen fay tënk du engagé sa parti la ngeen fay tënk du engagé réew mi li ñu ëpp solo débat de nit lay doon kenn xamul leen dil ngeen fay rek kenn xamul loo leen fay teg et loolu c'est à éviter parce que toujours ñoom ñi nekk ci opposition ñoom ñoo ci am problème. en tout cas tey na xel Moustapha ndax bu fekkee Boubacar Camara daal dinay dem gisante Macky Sall ba pare daal di ñëw créer benn coalition bu bees génn ci coalition bu mu nekkoon di coalition jot na est-ce que du ñu njort ne dafa bëgg a tey rallier dem ci Macky Sall moom moo tax c'est une façon la pour dem ci Macky Sall moo tax mu créer boppam benn coalition pour rafetal ko mën a génn ci li nga xamante ni moom mooy jot na. waaw il ne faut jamais dire jamais en politique mais moom wax na ko nee na expliqué wu na nee na du pour dem ci Macky Sall
mais dafa jot tamit mu teg mbir moo xamante tamit beneen pôle lay doon bu nekk ci opposition bi tuddee ko tabax am ñeneen ñu nekkaat ci ginnaawam ak nu mu pour mën a apporter contribution ci opposition moom préciser na demul ci Macky Sall. yaakaar naa ne bu doon day dem ci Macky Sall sax droit wam la ku mu nekk nga génn ci opposition bi dem. man je suis pas d'avis ak ñi nga xam ne dañoo gëm ne boo génnee ci opposition bi dem ci président Macky Sall jaam nga non non camp du pouvoir la ku mu neex nga dem fa comme ku mu neex tamit nga génn ci Macky Sall dem il faut que ñu may ñu tamit ñu am liberté boobu. li ñu mën parce que dañuy seetlu képp ku jóge ci Macky dem ci opposition rek nga gis gars yi tànn. non da ngay am problème yu bëri da ngay am problème bi li ñu dul cautionné kay. mooy bu tawee nga weex bu subaa nga jaune gannaaw suba nga bëla gannaaw non pour ñun dafa am benn cohérence boo xamante ne dafa baax ci éthique politique te loolu boo ko jéggee rek da nga doon benn politicien boo xam ne genre mercenaire ngay doon yow sa intérêt rek moo la tax a jóg et loolu c'est très dangereux et c'est à éviter loolu moo tax ma yaakaar ne bu fekkente ne nit ki pour mu logique il faut que muy def tamit ay choix yoo xam ne dafay logique et loolu il faut que politiciens yi di ci bàyyi xel maintenant bu ñëw ci coalition bi nga xam ne bëgg na koo teg am na droit teg coalition ak yëpp mais circonstances yi mu ko defee tamit pour man dafay xaw a néewal doole opposition bi parce que ñu ngi ko doon wax fii rek tout récemment ne opposition bi actuellement dañoo soxla mbooloo def benn groupe boo xamante ne dañuy boole seen ay forces comme camp pouvoir ñoom ñu ngi ratisser large di dugal ay Idrissa Seck Omar Sarr ñeneen ak ñeneen ñi ngi leen di fekk c'est di ñëw donc opposition tamit il faut que ñu dajale seen ay forces mais fekkente dañoo bëgg tasaaroo dem rek après finalement kenn du xam ban opposition ngay jàkkaarloo kenn du xam ban opposition moo fi nekk et loolu du doon lu leen di amal njëriñ ba tax na c'est son choix mais yaakaar naa ne du choix bi gën actuellement. waaye circonstance bi mu ko defee wax nga ko léegi beneen circonstance bu fekk ni Macky Sall mi ngi defaraat yenn postes yi mi ngi tegg di tegaat mais li ci mel ne li nga xamante ni moom mooy gouvernement bi defar na ko par des na yenn postes yoo xamante ni daanaka ay direction la mën nañ fa dugal ay nit loolu tamit dafay tey xel Moustapha ci jamono ji nga xamante ni amee na loolu boobu la audience ak li coalition bi nga xamante ni coalition bu bees muy mais est-ce que xam nga ne tey ji entente yi am ci biir. parce que man li ma mënul concevoir ba léegi moom mooy audience bi pour lan la. waaw loolu la xam nga loolu mooy indi ñaaw parce que nekk opposition di créer. ba pare nekk Ousmane Sonko ñoo xam ne opposition radicale lay def. radicale ngay créer coalition dem di gisante ak Macky Sall pour mu jël audience. pour ngeen waxtaan lan ngeen di waxtaan non bi mu juddoo après coalition bi après la judd quoi. waaw coalition bi xam naa bi muy dem tamit loolu mi ngi woon ci boppam. coalition bi moom xam naa ne moom nekkoon na ci boppam. waaw loolu mooy problème bi rek man pour man. foofu la Boubacar Camara pêché rek même bu fekkente ne tey jii kenn waxul ne kenn warul gis président Macky Sall il est le président de tous les Sénégalais ñëpp war nañ koo mën a gis ki ci gën a ndaw ba ci gën a mag kenn waxul loolu mais dañu ne bu fekkente ne da ngaa jiite mbooloo bu fekkente ne tey jii Mahfouz moo dem gis ji Macky Sall am na droit mu dem gis ji ko mais su fekkee ne da ngay dem ban noo ngay demee da ngay dem ci turu Sunugal 24 wala da ngay dem ci turu Macky da ngay dem ci turu Mahfouz fekkee da nga dem turu Sunugal 24 kay ngalawaay di nga ànd ak koo xamante ne boo demee nga ne lii nga fa tënk ak lii ak dina engagé Sunugal 24 mais munoo dem nga ne damay dem ci turu Sunugal 24 parce que beddee ko xaaju guddi wala heure bu la ngeen dem gisee ñëw toog ñëw nañu lii ak lii laa la fa jël lii ak laa fa jëlee lan moo ñu si wóor donc pour man yooyu di indi ay confusion yëpp ñoom homme politique yi war nañ koo mën a éviter te niñ koy éviter mooy ñiy leeral seen doxalin luy leeral sa doxalin nag mooy lépp loo def da nga koy teg ci suuf si kaw suuf ay projecteur ñëpp di si teg seen ay bët mais di def ay audience wala di bind ay fii di jaar fële dem gisanteeg fële mooy waral nit ñi di wax ay deal te buñ la commencé tudd si deal rek dafay am lu muy yàq sa réputation nit ñi fi ñu toll nii même ku dem bokk ci coalition am na looy yaakaar waa ji daan la waxoon a Macky Sall est-ce que du coalition boo xam ne dañuy dem ba si biir mu tay la ñu yóbbuñ ci Macky Sall parce que actuellement comme coow lu jug na mënagul dem mais 2024 est-ce que du apporter soutien Macky Sall est-ce que yooyu nag mooy dem ba dafay am lu muy yàq ci moom démarche am dafa am lu muy yàq ci doxalinam et c'est à éviter noo koy éviter mooy lépp looy def rek nga leeral ko jubal ko ñoo xam ne lii nga doon def yaakaar naa ne coowal audience yi jóg fan yi nag war na yee képp koo xam ne homme politique nga. en tout cas réerawul benn yoon ak Macky Sall comme ñi ngi gisee moom kenn mënta weddi dara mais tamit kii di journaliste bi di Adama Gaye yaakaar naa su ko bindul woon ci page Facebook wax ko kii di Boubacar Camara du ko mës a wax. kenn du ko xam bu ko bindoon wax ko kenn du ko xam moo tax bi mu ko waxee ba tudd ci Ousmane Sonko dafa tontuwaat ci ngoon gi ci saa si. pour dire que ku nekk wala da ngay dégager bal bi ci touche bañ ñu ne. yow yaa demoon wala yéen ñaar àndoon wala dil mu daf koy acte pour wane ne ba muy dem yëgal nañ ma def dañ maa yëgal ne maa ngi dem gis di président Macky Sall bu mu ñëwee tamit yëgalaat na ma la mu fa jëlee donc c'est pas Ousmane Sonko moo ko jox feu vert mu dem pour coalition jot na du Ousmane Sonko moo tax mu dem pour mu dégager ay responsabilités rek moom tamit man je vois que ne tamit il serait mal placé mu toog naan Boubacar Camara dem na gis di Ousmane Sonko dem na gis di président Macky Sall wala affaire comme moom jiitewul coalition bi dem na gis ji ko seulement dañuy xam fi ñu yem ak moom dañuy xam ak
ban comportement la ñuy am ak moom mais li ci des rek ci beneen wet gi rek mooy moom tamit Boubacar Camara lan la ko jur gis boobu mu gis ak président Macky Sall di jural ak lan la koy apporter parce que balaa nga def benn acte ci politique da nga war a xool acte bi lan la lay jural ak lan la lay yàqal boo gisee président Macky Sall lan la lay jural ak lu mu lay yàqal si jamono ji jamono joo xam ne ñi ngi wax reconfiguration de l'opposition jamono joo xam ne mouvance présidentielle ñu ngi toggaat seen biir di xool naka la ñuy def nga dem gise ji ak président Macky Sall mën na indi jeexi jaaxa mën na indi ay xalaat wala gisin yoo xam ne naka su dul noonu lay doon et c'est à éviter moo tax bi mu ko defee ba noppi gis naa coow li mujj te yaakaar naa ne coow li du fa yem parce que boo moytu nit ñi dinañ gën a interroger wu lan la def yoon gis bi lan la gis yoon bureau président Macky Sall xam na ne waxul lépp lam fuuti yow waxul lépp moom waaw mais du Ousmane Sonko nee na wax na ko mais du lu muy étaler ci biir texte bi. te moom la mu wax ne moom la fay moom tamit la mu wax ne tamit waaw nee na ci ay question lañ doon waxtaanee ak yooyu actualité bi mais daal yaakaar naa ni daal mbir la yoo xamante ne balaa ñu laa waxal nga wax moo gën. en tout cas doy na waar ba te li ñuy wax rek daf koy dëggal que ni politiciens yi ñoom ci seen biir réeroowul ñun ñoo fi nekk ñun ci nga xam ne ci ñoo nekk ci gannaaw di xeex ak ŋaayoo lu ñu ko def mais ñoom ñi ngi gisante ci seen biir ñi ngi gisante dem ay resto di waxtaan bu ñu nekkee ci terrain bi nag ku ne nga kaw tàllal micro mu daal di xas moromam wax ko bu guddee ñoom ñooy bokk di naan ataaya loolu aussi il faut askan bi wala sénégalais yi tamit bàyyi ci xel bu baax a baax. waaw mooy li ñuy ñaawlu rek à chaque fois affaire dil yi ñuy wax gise nañ fii dem na fële kenn du wax kenn bul dem gis ci président Macky Sall wala bu la woowee bul dem mais boo nekkee leader am yaakaar jiite ëllëg Sénégal da nga war a dox ci lu leer da nga war a jubal gis nga ñoom pour man président Macky Sall ni mu jàllee ba ni jàngalu leen dara. président Macky Sall dafa génn ci Abdoulaye Wade rek foncé wutale ci pare. wan ko ginnaaw pourtant am na ay émissaires yu ñu yónnee ñu jéem a dox na jubóog paa bi ku nekk di jéem a kii balaa mu koo tëj parce que boobu ñu ngi doon xalaat mu tëj ko comme ni mu doon dundee ak Idriss Seck affaire yooyu ñu bëri commencé di wax mais waa ji am gëm-gëmam rek gëm ne war naa ginnaaw parti PDS jeex na damay dem sama yoon loolu mu def tey ji moo ko may lii moom parce que Sénégal dañoo gëm ne kii dafa ñàkk caaxaan nekkul ci ay deal à l'époque ñu ngi doon wax Idriss Seck dafa doon dem di ñëw moom mu ñëw loolu lépp mu tekk de côté jàng ci foncé dem nit ñi nekk di perdre seen temps ci ay place de l'Obélisque ak ne moom mu dem def ci campagne donc pour man boo nekkee koo xamante ne jàkkaarloo nga ak situation mel noonu ngay gis yu mel noonu war nga si mën a jàngee noo si jàngee mooy nga xam ne waa ji jaar na fii ba am man dinaa fa jaar waaye tamit dinaa si dolli yeneen yoo xamante ne dafay ànd ak actualité c'est-à-dire ay mise à jour am dina ma dimbali sama objectif ma am ko xam nga ne lépp liy dil lépp li ay entente lépp ay conciliation bi ñoo xam nit ñaa ngi koy def seen biir ay hommes politiques yi di ko def c'est à éviter parce que dafay tax sénégalais bi ci suuf toog di seetaan gëmoon la dafay weddi sénégalais bi nga xam ne dafay taxaw naan ay valeur dafay taxaw naan gëm-gëm la am ci nii ki dootu la wóolooti te loolu nag dafay doon loo xamante ne ëllëg ay carte yoo xam ne da nga koy ñàkk la parce que ay nit la ñoo xam dañ naan kii gëwuma ko parce que dem na gis président Macky Sall parce que bi muy dem tàgguwuñu woon bi muy dem waxuñu bu ko Adama Gaye waxuloon ñun duñ ko yëg te tey ji mënoon nañ koo téye dem ba élection yi des tuuti am ku ñëw na ko yow gisee woon nga président Macky Sall date sàngam mu jural ko beneen problème moo tax yow pour ñu éviter que il faut que ñu jàng di anticiper boo dul anticiper ci politique nag yi rek moo lay daal toujours ñu génneel benn déclaration wala benn wax joo xamante ne da nga yaakaaroon ne suul nañ ko te en tout cas ñoom aussi à chaque fois ñu ngi koy dégg ñu ngi dégg wala ñuy gis yenn ci ay politiciens yoo xam ne si lu mel noonu nga xamante ni Boubacar Diallo def na ko Boubacar Camara def na ko tey li mu koy jural moom du ñàkk ne teg na ci bët koo xam ne si ni ku ci mel ne Idrissa Seck tudd nga ko ci va et vient yi mu doon am fële au niveau du palais li mu ko jural tamit ci li nga xamante ni moom mooy wàllu politique ni mu toll moom du ñàkk ne gis na ko waaye tamit politicien moom politique moo yombul liir dafa metti dafa nekk loo xam ne si nii lu doy waar la comme ni ñu koy waxee rek moom du ëmb day xëy rek aussi donc mu nekk na rawatina politique u Sénégal nag moom politique Sénégal ñun suñu politique moom benn la ci àdduna benn la ci àdduna ni ñu koy defee c'est dafa garaaw te yaakaar naa il faut ñu bàyyi ci xel donc bàyyi ci xel bu baax a baax ñu xool suñu intérêt comme ni ma koy faral di waxee ñun askan bi dañu xool fi nga xam ne si ni suñu intérêt fa la nekk ñu bàyyi politiciens yi nga xamante ni gëmuñu dara looy tàggatoo wax ñu cër lu ci waxtu jeex na. waaw li may tàggatoowee rek mooy li ma doon wax bi ñuy door ba léegi ma koy wax mooy il faut que ñu moytu ñu leen di dugal ci yenn terrain yoo xam ne dafay gàkkal seen image. te loolu li leen siy dimbali mooy lépp loo def ak ñi nga xamante ni ci pouvoir bi lañ nga koy leeral. kenn terewul kenn mu gis président Macky Sall wala fee mais boo koy gisee yëgal ña nga war a yëgal bul yëgal benn nit wala nga yëgal ñaar wala nga keneen si déedéet defal lu leer nañ ni ngay bindee ni ngay communiquer nga wax ne gisoon nañu waxtaan nañ ci point bi ak lii waxtaanee nañ ko yooyu yëpp boo ko defee yaakaar naa ne kenn du ne ba muy dem yëguñu ko woon kenn du ne waru woonaa dem donc yooyu il faut politiciens yi di ko def
au-delà de sax visiter ak rencontrer ak yooyu sax même boo bindee lettre président Macky Sall sax pour man war nga toog a say partisans nga leen bindoo naa lettre président Macky Sall dat sàngam loolu dina bokk ci yëg dina bokk si ñi nga xam ne ànd nga ñu jàpp ne wekk nañ leen mais comme tey ji sorti Bruno D'erneville def ay affaire am dafay yàq tey ji moom dañ naan dañuy wax ndax seen doonu lii bu ko Adama Gaye waxoon même bu fekkuloon génnoon an nekkinam ci biir coalition jot na dafay daal di commencer indi problème parce que ni gis ñenn ñi ne dañuy exiger ay explication wala dañuy exiger ñu dàq ko ci biir coalition bi donc loolu yëpp yaakaar naa ne moom tamit mu anticiper daal di dem balaa coow li di juddu parce que dem pour jéem a créer beneen coalition tabax ci wet gi mu doon beneen pôle boo xam ne tamit ñu ngi judduwaat ci opposition bi te man yaakaaruma muy njariñu opposition bi parce que il faut d'ores et déjà ñu commencer lijjanti kan nga xamante ne parce que actuellement camp bi ñu jàkkaarloo mu ñu président Macky Sall ñu ngi fexe nañu amee seen candidat def bloc ñoom ñëpp def bloc au lieu ñu ko rek di tas même buñ mënul def benn xam naa il sera très difficile ñu am benn bloc sax waa mais mu bañ a bëri trop mu bañ a am benn effritement de groupe wala de pôle yoo xam ne dafay bëri nga am fii lu mat 7 wala 8 9 non jaru ko nañ am maximum 4 3 yoo xam ne dina am ay leaders yu nekk fi yu am doole ñu am ñu nekk seen ginnaaw moo gën ku tëb rek ber sa langue finalement dañuy ber seen dañuy dem ba xam ne xam nga boo demee ba xam ne ber nga sa langue nga dem ba benn du rocce ko dem ci président bi yow pour ñu rocce la doy parce que man amatuma kenn perte naa su ma demee élection damay perte donc il faut que tamit ñu boole seen ay doole dina leen dimbali. am na solo bu baax a baax Moustapha ma lay jaajëfal di jaajëfal Libaas Baye moom moo nekkoon ci réalisation bi ak wàllu technique bi waaye yéen tamit kenn demul ngeen des yéen ñu nekk ci biir réew mi ak bitim réew di safoo suñu ay programme Sunugal 24 di leen jaajëfal di leen jox dig daje suba incha allah beneen plateau ak yeneen actualité. ku ne xam ne ni yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc yéen ñi ko yitte woo woote leen gaaw ci 77 046 96 23 77 046 96 23 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. Vous êtes témoin d'un événement où vous avez des informations d'intérêt national, vous pouvez filmer et envoyer par email à info-sunugal@gmail.com ou contacter le 78 140 56 56 disponible sur WhatsApp. moo xam da nga fekkee xew-xew moo xam da nga am information boo xam ne da nga bëgg ñëpp jot ci ni ngay def yomb na yónnee ñu ko sunu adresse mail bii di info-sunugal@gmail.com wala nga woo ñu su numéro 78 140 56 56 mbaa nga yónnee ñu ko WhatsApp ci boobilee numéro boo ko defee àddina bi yëpp dinañ ci jot Sunugal 24 yéen nañ fi nekkal.